Midi Culture. Seydina Fall Bougazelli déféré nañ ko ca parquet ba mu nar a janloo ko procureur gannaaw kon ñaari fani garde à vue yu mu def ca section recherche gendarmerie bu Colobane ñuy njortu ne kon moom ak ñi nu tuumandooloon ci mbirum faux billet di xaalis bu baaxul kaso moo leen di yoot élèves yi am bac yees nekk jamono ji ci ak njàqare ci seeni orientation fekk boobu kon école privée yi ne xoos ci dëkk bi te bari na ci yoo xam ne amuñu benn récépissé dërëm ak ñaari dërëm nekk xànjar yoo xam si daanaka jamono ji teg ko bët jafe na lool taxit kon jaaykat yi ni léeg-léeg sax ca la ñuy jaay la ñuy wecc seeni client reportage bi tey ñuy waxtaane tàngana di may gay ñu bëri nii la tax ñu fay ute ji moo di kon la ñuy jaay saf na te it kon daal dinay yomb ci seeni poos li mbokk ak leneen buñ ca noppee dinañ ci boole neeni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi ñu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon fond bi ñuy jagleele culture urbaine salimto kon nekkub xasida waaye kon nanu ko xale mais mujjee koo def taarix communauté lébu itam seen caada dinañ ko waxtaane ci biile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li yëglekaay yi xëye tey mooy bural Midi Culture ñu ñaanalante daaw de Gueye moo nekk ci machine bi Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci ànd ak Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mboolem ku ñuy bàyyi xel ci 99.4. mi ngi noonu na leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak Seydina Fall Bougazelli manu déféré ca parquet ba. moom mi la nag dina taxaw ci kanamu ko procureur de la république moom ak ñeneen i naataangoom yi nga xam ni tuddaloon nañ leen ci wàllu ko koppar gu seetul googule Seydina Fall Bougazelli moomee boo mayuwul nag dina fanaan guddeem gu njëkk. ci fa nga xam ni moo di Rëbës ñu déglu Aminata Ba. alxamis yemook fukki fan ak ñeent ci weerub novembre bi ñu nekk lañ jàpp Seydina Fall Bougazelli ci béréb faux billet ca Géejuwaay bu ñu sukkandikoo ci Dakar Actu mi joxe woon bi lay xibaar ni takk der yi ay faux billets yu takku la ñu fekk ci oto kii di Seydina Fall ci lañ ko daal di arrêté yóbbu ko ca gendarmerie bu Colobane ci bés boobu lañ ko auditionné ba pare bàyyi ko mu dem waa section de recherche daal di koy convoqué ci ëllëg si di aljuma waaye wuy jiwul ay fan Bougazelli kenn gisu ko ba ci talaata bi di fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub novembre apéristi bi daal di delluwaat ca gendarmerie bu Colobane bi mu wuyoo ba noppi xamle ci kanamu taskatu xibaar yi ne ci ëllëg si lay ñëwaat bu ñeenti waxtu ci ngoon jot yi ci la tamit jébbale ab bataaxal ca pencum ndaw réew mi démissionné ngir may yoon def liggéeyam ni mu waree bi mu demee jàkkaarloo ak enquêteur yu section de recherche gendarmerie bu Colobane ci alarba bi ñu weesu ñu daal di koy téye ginnaaw ñaari fan garde à vue député apériste bi Seydina Fall jamono ji defeere nañ ko ca parquet mu nar a jàmmaarloo ak procureur de la république ñuy xaar ba xam kiy duppee boppam Baye Fallou Macky Sall day dem kaso wala day dellu Géejawaay. mi ngi noonu kon Aminata Ba loolee mooy laaj bi samp waaye dinañ topp kon mbiri Seydina Fall Bougazelli ak fu muy mujjee ñu wax ci leneen kon di wàllum njàng ak njàngale ak ndongo yi nga xam si daanaka jamono ji dañoo tàbbi ci njàqare li ko waral moo di seeni orientation dara leeru leen ca fekk boobu moom dëkk bi école privée yi xuus la fi def. ma nga noonee xuus la def ci dëkk bi daanaka ku toog ba mu yàgg nga ubbi sa l'école te léeg-léeg sax doo am dogal bi nga xam ni day tukkee ci yoon ngir nga mën a ubbi l'école boobule loolee nag ndongo yi bu ñu fa jàngee ba génn dañuy am jafe-jafe ci wàllum xëy moo tax daal ñuy sàkku rek ci nguur gi mu indi ci ay saafara ay sa sàll. fii ci Sénégal ay daara yu kawe yu ñuy xel ñaar seeni reconnaissance teewul ay ndongo yu bëri bu ñu amee seeni baccalauréat di fa sàkku jee xam-xam monsieur Mangane di ci indi ay leeral. école pour mu am reconnaissance il faut mu am ñu autoriser ko ba pare mais bu mu toog ñaari at bu toogee ñaari at ba nga xam ni moom cycle mat na bu ko neexee mu demander reconnaissance de son établissement pour avoir ay subvention état bi bañ accepter demande na ba pare dañu war a def ñaari enquête benn bi ministère moo koy def ak IA bi benn bi IEF ñoo koy def mooy enquête pédagogique bu ñu ko yónnee nag ñaari bu matee ak kayit yëpp mat ci la commission bi di réunir benn yoon ci at bi su ko defee ba ñëpp de prononcé ni école yi ñi ñoo war a jàll bu am reconnaissance ñu def monter beneen dossier pour defar décret jaarale ko ci ministre bi éducation nationale mu dem ci présidence ñu signé décret bi. ba tey ci argumentaire am moom jiital bureau de reconnaissance des écoles di ñu xamal li utile école bu état reconnaître ak bu mu reconnaîtrul. ñoom ñëpp état la bi autorisé la signé par le ministre de l'éducation nationale b reconnu signé par un décret loolu rek mooy différence bu loolu arrêté la mais ministre de l'éducation moo ko signé. bu dee reconnaissance nag décret la président moo ko signé mais boo déggee am na reconnaissance rek am na autorisation d'abord parce que loolu mooy préalable bi. góor gi nekk surveillant ci benn école de formation fii ci
ci Ndakaaru di ñaax ndaw ñi ñuy gëstu ba xam école yu ñuy inscrire am na reconnaissance teg ci sax di wax ndongo yooyee ñuy xam formation bi ñuy def. danga war a dem nga xoole école bi nga xamante ne moom ngay defee formation nga xool ndax école bi état reconnaître na ko ndax am na accréditation ba pare te diplôme bu ko état reconnaître yow mënoo liggéey ci kii yu mag yëpp en plus nga xool yow formation bi ngay def ndax formation bu nit ñi soxla la wala formation bi actuellement kenn soxlawu ko. ñàkkum reconnaissance bu yenn daara yi tële doon lu bëri fi ci réewum Sénégal te bu ñu ci jugul mën na indil ndongo yooyee ay jafe-jafe ci seeni ëllëg. ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili ca lycée Limamoulaye bu Guédiawaye. King FM première radio digitale du Sénégal. ñu wax ci ñaari xànjar yi di dërëm ak ñaari dërëm nekk loo xam si tàmbali naa nax saay. ma nga noonee boo moyul dina fi réer ba mel ni 15 mi fi xewoon ci jamono ndax jafe naa gis léegi si daanaka jaaykat yu bari buñ la waree delloo sax dañ la koy jox ab tàngal loolee lépp nag ña koy dajale sax mënatuñ koo tegi gët Fatou Sow. lu yomboon askan wi la waaye jamono yi jafe na lool lu ñuy gis dërëm ak ñaar dërëm Ahmed Tidiane Sall di ab boutiquier lii la ñu si xamal. instant yi ay ñaar dërëm ay dërëm yooyu gisatuñu ko juróom yi sàmm tane non daf ñuy poser problème ndax koo war a delloo bu fekkee amoon noo koy delloo xam nga da lay indil ay problème. soxna si di wuyoo ci turu astu di ab jaaykatu ndekki di dëggal li ni mel. ñun dañ doon jaay man dama ko daan dajale pot bii dërëm bii ñaar dërëm ba juróomi dërëm yi sax dama ko daan dajale mais dërëm ak ñaar dërëm moom gisatoo ko fenn man kenn joxatuma ko duma ko weccee sax amatul manqué na trop dërëm ak ñaar dërëm moom léegi xam naa mu dem moom. tàngal la ñuy weccee seeni client ngir bañ leen ameel. instant yi loolu def ñoo poser problème ndax même boo fekkee client bi ñëw na pour jënd mu doo mën a am ay dërëm ak ñaar dërëm nga koy delloo il faut nga am tàngal wala kii pour nga koy delloo wala nga may ko wala mu bàll ko. dërëm ak ñaar dërëm doon lu ñu jafee gis ci jamono yi askan wi sax dem ba koy méngale ak 15 ak double ni mu amatulee ci jamono yi. jaajëf Fatou Sow yegsi nañu ci reportage bi tey ñuy waxtaanee tàngana di mayga yi. ma nga noonee daanaka nag ñu bari ci ndakaaru nji tàmm nañoo dugg ci barab yooyu la ñuy wax ay mayga ngir rek daal di feesal seeni biir waaye nag barab yooyee nag léeg-léeg faaw ñu gën koo bàyyi xel rawatina li nga xam ne moo jëm ci wàllu set gi ay sa sàll. fii ci réewum Sénégal ñu fi ràññee ay bërëb yu ñuy jaay ñam ñu gën leen xamee ci turu mayga wala sax tàngana góor gi ñu fekk ci biir place am mu di ko jaay mu ñuy xamal ni du bés bu ne lay dox. sans defar rek yeneen saa yi da ngay am client yi yeneen saa yi liggéey bi doxul noonu moom ndànk rek déjà nga léegi sa daay commencé na gars yi di ngaaw a tëdd ci misi ay 23h rek client yi dak day sedd moom loolu kay moom jarul laaj ku ñëw fi moom da nga xam fii ci mayga bi moom sedd la. xambaane bi ne bëgg na lool ñam boobee waaye dafay taamu mayga bi muy lekk ngir wér gu yaramam. mayga lekk bëgg la parce que dama koy lekk parce que des fois damay def ay déplacement pour mayga kese te aussi nekkul lekk boo xam ne nii moo ko lekkee daf may sonal wala def effet sama biir moom am na ñoo xam ne moom seen place yi ni muy mel man du ma fa dugg di jënd lekk mais am na ñoo xam ne moom bu ma gisee seen place yi sama xel day dal pour ma dem lekk fa. góor gi di wuyoo ci turu Modou Fall ñu fekk ko ci benn buntu mayga moom muy xamle ni saa yu ci xelam nekkee rek da koy lekk. du chaque jour mais dama koy lekk temps en temps mayga moom du chaque jour nga ko mën a lekk léeg-léeg da nga am envie lekk léeg-léeg doo am envie lekk mayga du chaque jour nga ko mën a lekk. bu weesoo li ñuy jaay ni mu safee mayga yi bërëb la yoo xam ne ñi fay dugg dañu fay dem ngir yaxanal seeni poos loolu waral na ba ñu bëri ñi fay utali di bàyyi itam xel ci cet gi. jaajëf Aïcha midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili ci aéroport international Blaise Diagne. mbàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Salif Seck maa ngi nuyu Dior Mbodj ak suñu auditeur. fay nañ la soxna Penda Badji xibaaru bitim réew kon Mali lañ koy doore ak jihadiste ya nga xam ni dañoo song yenn ci ay takk der ba tax Niger fi mu ne nii mi ngi leen di jàppale ngir ñu jot seen soldat soosule. dañoo cong ñenn ci seen ay takk der am na ci sax xibaar yu leer léegi embuscade ba mujj ci jihadiste ya def ci kaw armée malienne ba ca Tabanfort nekk ca bët Saloum Meneka lu toll ci fanweer ci l'armée ba nag ñàkkoon seen bakkan waaye jotuñu woon gis seen i néew l'armée nigérienne ba nag jot
na leen ca jàppale dimbali leen ba ñu gis ko ba delloo si leen ca Mali ci aéroplane yi nga xamante ni ñoom déployé nañ ko niki talaata bi ñu weesu. am na itam ñu ca jëlee ay gaañu yu métti ba ñu jot leen évacué ca hôpital bu Niamey ngir nag mën a réussir bi la opération ñaari avion ak ay drone la ñu déployé foofee ci réew Mali. ñu dem ca Comore ak liggéey ba nga xam ne ña ngi koy amal foofule jëm ci ñeel wàllug réewum France kon daal dinañu rek jeexal seen session liggéey ba. daanaka moo nekkoon première session comité franco-comorien bi ni ki démb ci alxames bi nag yemoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre ca Maroni ci yooyu lay waxtaan nag aide au développement des Comores réewum France jagleel leen lu toll ci 150 millions ci euro ci giiru ñetti at ngir sàmm bakkanu doomu aadama yi moo fa gënoon a fës ci fàttali nag bi lépp accord ñoo ngi ko xaatimoon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet bi ñu weesu diggante ñaari réew ya El Amin Souef di jonib du dékk wàllub affaires étrangères yëkkati na kaddu ci discours am de clôture ni daal bi lépp enveloppe benn pàcc ma dinañ ko jagleel ñenn ci ndaw yi nga xamante dañ leen di expulsé leen saay ca Mayotte ñuy dellu Comores dañuy soxla leen saay ay mesures d'accompagnement bokk na ca defal leen ay formation ba ñu mun a am profession ngir mun a intégrer ab convention de subvention ci giirub benn million euro ak it ak accord d'établissement ci diggante agence française d'expertise internationale itam jot nañ ko xaatim ni ki alxames démb. ca Liban moom kon tey la ñuy màggal bés bi nu moomee seen bopp ñu koy wax indépendance. Tey lañ koy màggal ajuma yem ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre mu nekk seen indépendance waaye ci jamono gi nga xamante ni xoqatal yi ak yëngu-yëngu fës na lool ci réew moom rawatina fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre ba tey daanaka ñu ngi nemmeeku foofu ay mouvement de contestation tax ba libanais yi sax ña ngay ñaax seen moromu civil ngir ñu ñëw fees fadel ngir mun a màggal seen défilé daanaka sax yi lépp circonstance moo waral ba tey autorités yi daal di jël dogal ni défilé militaire biñ daan def at bu jot dootuñu ko amal ndaxte ca centre ville bu Beyrouth fi nga xamante ni foofu la ñu waroon amalee bi lépp défilé daanaka ay fan a ngi nii ay contestation rek moo fay am ak ay manifestation loolay waral nag ñu ne ginnaaw ba dëkk ba nekkul ci jàmm ba ñu mën a xaarandi kon duñu tal amal seen défilé Dior Mbodj li moo gën a fës ci xibaar bi ci réew yi. jaajëf Penda Badji ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. Midi Culture 12h12 xibaaru tàggat yaram mi Papa Madiakhate Sarr lañu ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou nuyu Soxna Dior Mbodj ak bépp auditeur ak internaute bu rajo King FM. maa ngi lay fay Papa Madiakhate Sarr xibaaru tàggat yaram dañ koy doore rek ak footballuk tefes gi wax nag ci coupe du monde bay am ca Paraguay tey jii Sénégal dina amal ab jonganteem bu njëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo di jouru Ngalla Sylla yi tey bu juróom-ñaari waxtu teftale fukki simili ak juróom daañu laale ak Russie Sénégal mi nga xam ne juróomi yoon gàddu na ko Coupe d'Afrique coupe du monde bi weesu mu yemoon ca quart de finale bi ren nag bëgg na def lu weesu loolu Sénégal nekk ci groupe C bi ginnaaw Russie daañu laale ak Biélorussie ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre jeexale ko ci groupe bi ak Émirats arabes unis ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre gi ñu jëm beneen réew Afrique bi bokk ci coupe du monde footballul tefes gile mooy Nigéria moom tey jii dina dugg ci langue gi fas yéene daje nag ci groupe D bi ak kenn ci favori yi mu di réewum Portugal. ñu daal di wax rek lu soxal challenge des champions bi nga xam ne mi ngi am fii ci Ndakaaru Jaraaf moom daanaka dafa ñàkk jonganteem bu njëkk. dafa témbo jonganteem bu njëkk ni ki démb équipe bu Médina bi ñii di waa Dakar Sacré-Cœur ñoo daal di rek daje ak moom ba ñu témbo kenn dugalu sa morom dara 0-0 ci stade Alassane Djigo bu Pikine ginnaaw jongante bi nag Pape Siré Dia di nekkoon fi football kat nekk coach adjoint bu Jaraaf joxe na xalaatam ci jongante bi waxit li nga xam ne moom moo di mbëbatuk club bi ci saison bi ñu ne ñu teewlu ko. waaw match nul la def naa match nul bu baax la si ñun parce que boo xoolee ñun dañu exempté woon Dakar Sacré-Cœur joué na ak Teungueth ñu gagné ko 4-0 def naa ne match bi bu ñu ñëwee dañu war a contrôler mooy bañ a perte match bi alhamdulilah dañuy sant yàlla ba perte ñu match bi parce que match bi mënoon nañu ko gagné tamit aussi mais on a raté beaucoup d'occasions waaw mais football moo demee noonu mais l'essentiel mooy suñu objectif tey pour ñëwoon pour bañ a perte match bi pour bañ a jël but tamit aussi te def naa joueurs yi def nañ loolu dañuy continuer travail rek parce que lépp si continuité travail hivernal
équipe bi la waaw ñaari équipe la ñu am benn baa ngi fële benn baa ngi fii parce que ñun ñëpp a newoon foofu di def préparation bi mais comme staff dañuy ñëw di xool ñu ne joueurs yi nañ leen indi pour gën leen xool ci tournoi bi ñeneen ñi ñu ngi foofu parce que ñeneen ñi mooy base équipe bi anciens yi am na ay quelques nouveaux yu fa nekk Guinéen baa ngi foofu tey am na benn numéro 10 bu ñëw def naa ne si loolu lañ nekk daal pour préparer saison waaw dañ ko jëli Guinée indi ko moo attaquant bi deuxième meilleur buteur Guinée l'année passée en deuxième division loolu yëpp pour defar la rek waaw am nañ potentiel baax boo xoolee base équipe daaw bi yëpp ñu ngi fi def naa ne ren suñu objectif mooy jël championnat jël coupe doyul tamit bu ñu mënee dem Afrique ñu dem Afrique mu ngoog bu ñu mënee dem Afrique ñu dem Afrique di mbëbëtuk Jaraaf bu Ndakaaru beneen jongante ñaareelu bëccëg bi challenge des champions démb US Gorée dafa daan jàmbaar bu Saly ñaari bal ci benn ba tax ñoom waa Gorée yi qualifié ci demi-finale bi les compétitions bëccëg bu mujj bi nag ci gile jongante ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre gi ñu jëm lañu koy amal ca stade Alassane Djigo ba ca Pikine. ñu wax ci wàllu distinction individuelle yi kon sénégalais yi ñoom wane nañ seen bopp. confédération africaine bu football démb la daal di fësal limuk juróom fukk ak juróomi footballkat yi nga xam ne ñoom la ñu war a segg ca ñoom fukk ak benn yi gën a xarañ ngir defar ci équipe type bi 2019 bi ci liste boobu nag juróom-ñaari doomi Sénégal ña nga ca Edouard Mendy Lamine Gassama Sabali Youssouf Sabali Mbaye Niang Idrissa Gana Gueye Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly moom it ñu ràññee ko ci geneen lim muy défenseurs yi gën a xarañ ci àdduna bi fukk yi doomi Sénégal ba nekk ca Naples moom moo nekk ci ñaareelu place bi bu nu sukkandikoo ci xayma gi nga xam ne chaîne télévision américaine bi di ESPN ñoom ñoo ko daal di def Koulibaly moo nekk ci ñaareelu place bi kenn ko jiitu mu di doomu Hollande ba nekk ca Liverpool di Van Dijk Serigne Saliou Dior Mbodj foofu la ñuy yem ci xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu ko xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ak fond d'appui jëmale ko kon ci culture urbaine yi ak tolluwaay ba. ma nga noonu koppar googe kon la ko tax a jóg rek mooy jàppale ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu culture urbaine waaye Waso Tunkara moom bu sañoon rek xaalis boobee daal ñu daal di koy jëfandikoo fañ ko war a jëfandikoo rawatina acteurs yi nga xam ni saa su nekk dañuy am ay jafe-jafe maanaam ci seen wàllu ko wér-gu-yaram Waso Tunkara la ñuy teewlu ay kàddoom ak Penda Badji. appui culture urbaine ci wàllu aada ak cosaan su ma jëlee suñu domaine ñun culture urbaine ak hip hop gis naa ni festival yi gën na bëri gis naa ni formation yi gën na bëri te jeunes yi ñu ngi commencé di organiser wu di structurer wu parce que nag dinañ ko wax peut-être que loolu bokkoon na ci li nga xamante ni peut-être jàppoon nañ ni moo bloqué woon secteur bi di culture muy ñàkk structuration bi waaye comme li ñuy wax rek nit moom buy xeex dara ba am dara day bëgg toujours am lu weesu loolu te loolu jàpp naa ni c'est très naturel. Fonds bi c'est pour soutenir la création des artistes mais je me dis que aussi peut-être que fonds war na mën a am benn pàcc boo xamante ni dinañ ko mën a soutenir aussi la santé des artistes parce que aussi la santé avant tout te gis nañ ni dernièrement c'est très compliqué pour les artistes war a mën a appuyer aussi waxtaan yi nga xamante ni ñu ngi koy waxtaan ci le statut de l'artiste parce que c'est très important parce que kat ñun ñi nekk ci secteur bi amuñu la loi sénégalaise ne nous reconnaît pas en tant que travailleur te tant que loolu amul mënuñu prétendre tey jii di def ay cotisation sociale wala sax ñuy mën a am retraite boo xamante ni war nañ ko mën a am parce que li ñuy def considéré wuñ ko comme liggéey. nekkoon kàddu yi Waso Tunkara loolee kon as lëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Penda Badji di ngeen ko dégg kon ci ni mu gën a yaatoo ndax mooy nekk gànnuk Midi Culture ñu wax kon ci Salimto nekk mbir moo xam si daanaka far na doon taarix la ko sabab moo di kon xalam nga ko Samba Jabare Samb booleel maanaam nekk xasida la fu ko nit masaana dégg rek di nga xam ni waxtu lekk jot na reportage Dior Mbodj. Adama Gaye war na am lu toll ci ñeent fukki at mbaa lu ko ëpp moom nag way wii di Salimto bu ko déggee da koy fàttali lu bari comme ni ñu ko xamalee. Salimto la mu may fàttali sama jamono man fi nga ko masaan dégg nekk ay xale fooy fi ñu déggee guitare bi sama la bi la gaay siif nañ ceeb bi yàq nañ ko ku taanoo aj waaw loolu daal laa si fàttaliku daal si rajo yi dañ ko daan teg RTS dañ ko daan teg boobu jamono yoo sax rajo yi xaw am grillage moo amoon jamono paa yi yoon lonk fii léegi koy foo ko masaan dégg moom sa tànk sa cuukal lay dal ndax
xale ba demee ceeb bi moom gars yi yàq nañ. Moussa moom itam noonee la koy def moom sax dem na ba di ñu xamal ni Salim To mii ñu bari ñu ngi koy fàttaliku waaye xumpule nañu ni ak xasida la gu Serigne Fallou Mbacké bindoon. Salim To maa ngi fàttaliku man ay heure añ bu xam nga bu jotee ay midi bu jotee yooyu leen doon teg nga xam ne heure añ bi jot nag yooyu na te xasida la xasida bu Serigne Fallou bindoon la waaw xam nga rek waaw daf may fàttaliku yu bëri waaw surtout jamono yi bi may gën a nekk xale la may fàttaliku bi may gën a nekk xale mais yooyu daf ñu réer yooyu amatul daf ñu réer après ci kanam tuuti laay soog a xam ne xasida la mais xaw ma woon xasida la mais loolu de xam nga da ciy baax ñu koy jàngalaat xale yi. Cheikh moom ndaw la war na am lu toll ci 20 fukki at nee na nag way wi di Salim To moom fàttaliwu ko dara musul dégg lu ni mel bu weesoo naataangoom yi mu toogal mu dégg ñu koy waxtaanee. non à part li ma expliqué léegi nii moom je vais le savoir quoi man kay soog a xam. woy wii di Salim To nag Samba Jabare Samb moo ko woyoon ci ay jamono daanaka nag foo ko musaana dégg xamal ni moo rawoon montre ndax da daan yëgle lii di waxtu añ. jaajëf Dior Mbodj am na solo ñu wax kon ci leneen rawatina ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan ak lébo ko ni ñu amee doole ci Sénégal rawatina Ndakaaru. ma nga noonee ñoom nag mu nekk nag cosaan bu yàgg communauté lébu fii ci Ndakaaru nag daanaka am nañu njiit moomee nag taxawal ka leen njëkk a jiite di Jal Diop ci bu weesoo njiit googee nag daanaka dañoo organiser wu am ay nday jaraaf ak nday ji réew ak loolee lépp daal di tegu ci ab organisation bu am solo bu ñu sukkandikoo ci Papa Madiakhate Sarr. Jal Diop di doom ci Massamba Koki Diop ak Ngone Mbeng moom mooy sëriñ Ndakaaru gu njëkk gu jiite république lébu lu ko daleek ay atuk 1790 jëm 1815 jamono yooyu mu jiite woon fipp gi nga xam ne lébu yi fipp woon nañu ko ci kaw njiitu kayoor bi di Amari Ngone Ndeela Fall lu tollook 20 fukki at ginnaaw si loolu lébu yi daal di moom seen bopp ginnaaw ba ca Jal Diop jàppee bu baax loolee waral sax ba askanu lébu wóolu ko teg ko bopp ci seen askan tey jii Jal Diop dem nañ sax ba duppeekoo dalluwaayu état major bu armée sénégalaise mu di camp Jal Diop ba nu ko tabee ak léegi lu ëpp fukki sëriñ Ndakaaru jot nañoo jiite askanug lébu ba ki ci mujj jamono yi di Abdoulaye Makhtar Diop El Hadj Basirou Diagne mi mu wuutu mooy ñeenteeli grand sëriñ de Ndakaaru mi nga xam ne santul Diop ginnaaw Elimane Diol Alpha Diol ak Matar Silla grand sëriñ doon ki jiite askanu lébu daanaka taxawaay bi mu am ci askanu lébu mën nañu koo méngaleeg bu njiitu réew mi ci liggéeyam nag bëri na ñu ko ciy jàppale ñu ci mel ne nday ji réew mi nga xam ne moom la ñu mën a duppee ministre de l'intérieur mi yor lépp lu jëm ci wàllum suuf saltige di ki ñu mën a méngaleeg ministre de la défense Ndeye Diambour di président assemblée consultative yi ak yeneeni kilifa yi nga xam ne ci taarixu grand sëriñ de Dakar yëpp yàgg nañu doon ki nga xam ne dañuy tax ba du mën a ëppal ci doole ga ñu ko jox loolee waral sax ba léeg-léeg coow di ci am ba ñu ciy tudd ay ñaari grand sëriñ de Dakar niki li ñu nemmeeku jamono yi ñu toll grand sëriñ de Dakar doon na it koo xam ne mën nañoo teggi ay ndombal tànkam ci digg mandaam loolu sax nemmeeku woon nañu ko ci ki njëkk a wuutu Jal Diop mu di Matar Diop mi nga xam ne assemblée ñambur yi ñoo ko wàccee woon ginnaaw ñàkk déggoo gi doxoon digganteem ak njabootu Damel bu Kayoor Biram Fatim Thioub ca atum 1831 la woon. jaajëf Papa Madiakhate Sarr Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. jaasi ji moo ko moom wala moomu ko moo sabab ñu defal leen nataalu po El Hadji Omar Foutiyou Tall moom mi la nag ma nga fekk baax ca alwaar nekk ca Podor ci atum 1797 moom mi la nag daanaka xeex na xeex yu bari rek ci royaume yu bari te wuute moo tax Fatou Sow dikkaat na ci nataalu El Hadji Omar Foutiyou Tall mooy fondateur empire tukulóor bi doom ci Seydou Tall ci Podor la fekk baax ci atum 1797 El Hadji Omar Foutiyou Tall def na ay tukki yu bari ngir gën a taxawal l'islam ci atum 1841 la sanc Zawiya ca Ndingiraay ci Fouta Djallon ci confrérie Tijaaniya bi ku si bay wàllam la ca Ndingiraay jot na itam moome royaume yi mu jegeñeel ñuy làkk Mandeng Bambuk ak Bambara El Hadji Omar Foutiyou Tall ku daan xeex ak tubaab yi daan noot nit yu ñuul yi jot na amal ay xeex ca dëkk yu bari ca royaume bu Xaso ginnaaw loolu mu
xeexi ji ca royaume bu Karta ak Ségou mu wéyal loolee ba ci atum 1862 mu daldi teg loxo capitale bu Amdalaay ci atum 1864 la disparaître ca falaise u Bandiagara ci ayu bés yi ñu génn ci la réew France jébbal benn ci jaaseemi état bu Sénégal ngir mu exposé ko ca musée des civilisations bu Ndakaaru. jaajëf Fatou Sow ci boobule nataal Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. junjoon naa leen ko Waso Tunkara mooy nekk suñu gan. moo nag secrétaire général association Gën Ji Hip Hop ñuy amal nag xew-xew bu mag boo xam ni daanaka dañ ko duppe rek 100% féminin ndax jigéen ñi rek ñooy participer ci boobu rek festival ñu duppee ko nat suñu bopp nga xam ni artistes jigéen yu bari dinañ ko daal di teewee démb lañ door seen ay programme waxtaan wu yàlla séq ak Penda Badji. Waso Tunkara maa ngi lay nuyu di la dalal tey ci Midi Culture ngay secrétaire général association Gën Ji Hip Hop maanaam jigéen hip hop ngeen nekk seen première édition est-ce que mun nga ñu gën a xamleeg bi lépp événement. lii mooy suñu première édition donc ñu jagleel ko aussi les anciennes les pionnières parce que jàpp nañ ni ñoom ñoo tax tey jii ba ñu ñeme yoon bi ba mën a nekk ci milieu bi nga xamante ne à la base ay góor rek ñoo ci nekkoon léegi li tax ñu bëgg ko def 100% au féminin surtout la programmation mooy dañu seetlu ni activités yi am ci suñu milieu jigéen ñi liñ leen di programmer du bëri ba pare bu ñuy programmer même jigéen ñi même ñetti jigéen ñi wala ñeent wala juróom rek la ñuy programmer ñu ni kat ñun en tant que association de femmes boo xamante ni ci biir am na journaliste am na chroniqueuse am na vidéaste am na photographe am na DJ am na infographe am na lépp lu artiste di soxla rek pour jëmale liggéeyam kanam ñun plateau yi ñuy def dañuy def le tout ba jigéen bi am temps plus de temps de scène pour s'exprimer. événement bu war a am ci groupe ñetti fan ci loolee lan nañ ci war a mën a jàpp en terme de programme. tey jii dinañu commencer 5 ateliers workshop benn bu DJing benn bu slam benn bu danse benn bu communication digitale ak benn bu photo fii nii ci centre culturel Blaise Senghor ngoon bi ñu def benn panel de discussion sur la place de la femme dans la société dans la culture et dans le hip-hop en partie ngoon bi nag ñu daal di terminer en beauté fële ca centre maison des cultures urbaines ñu daal di fay def concert boo xamante ni programmation bi 100% au féminin la avec 13 artistes et DJ. ginnaaw ba Gën Ji Hip Hop la tudd est-ce que cela veut dire que ni bi lépp événement ay artistes jigéen rek lay dalal. actuellement dafa nekk association Gën Ji Hip Hop c'est une association d'artistes et d'activistes femmes qui évoluent dans le hip-hop et les cultures urbaines actuellement les artistes ñu ngi au nombre de 30 donc góor ñi nag bëri nañu torop macha allah weesu nañu lim boobu noonu jàpp nañ ni bu ñu continuer liggéey bii nii ñuy def nii relève bi dina mën a ñeme ñëw préparé wu te jàpp naa ne ñooy gën a xarañ te ñi fi nekk sax parce que dañuy tombe rek ñooñu am chance bu gën a rëy ndax dinañu fekk lu bëri ñu def ko ci yoon bi. ginnaaw loolu itam ndax mën nañ xaar participation yeneen artistes yu war a jugee bi ci réew. ren nag prévoiroon nañu parce que am nañu gën kaa gàtt amoon nañu ay xarit yoo xamante ni France la ñu nekk ak Belgique ak Suisse bëggoon nañ leen indi prévoiroon nañ leen mais malheureusement suñu doole matalewul ñu ngi jàpp ni année prochaine incha allah bu ñuy def deuxième édition bi ñoom aussi dinañ ko mën a gën a mën a préparer pour ñoom ñëpp ñu ñëw. Wassa Tunkara ñu ngi lay remercier di fàttalin tey yaa doon suñu gan ci Midi Culture ngay secrétaire général association bu Gën Ji Hip Hop. jaajëfal nañ la bu baax moom it Penda Badji Midi Culture ñu jàll ci yéenekaay yeeg Serigne Saliou Seck. aljuma bi dellu si ñu koy waxtaane muy mbiri Seydina Fall Bougazelli li la tax ñu wax ko nag moo di ne ayuba sa ngi ni yéenekaay bu ko fësalu ci sa xët itam wax nga ko ci sa biirub journal Le Quotidien ak Rewmi Quotidien ne Seydina Fall Bougazelli tey ci aljuma ji lay dem ca kanamu procureur de la République gannaaw ñaari fani garde à vue yu mu def ca section recherche gendarmerie ba nekk ca Colobane Vox Populi ne Seydina Fall Bougazelli kay ba ci ñi mu àndaloon ci mbiri faux billets yi boo moytuwul dinañ fanaani seen guddi gu njëkk ca biir kaso bu Rebeuss critique yéene kaay ne li leer te wóor daal moo di waa section recherche gendarmerie bu Colobane ñoom noppi nañu ca enquête bi nu doon def ba jébbal dossier ya procureur La Tribune ne boo moytuwul nag Bougazelli dina dem kaso ndax nag loxo ci poos lañ ko jàppe ba noppet mu tàbbi ci ndëgg sërëx gi ko alkaati yi lalaloon yéene kaay bi dee média bi yokku ci ne tey jii nag buñ ko jébbalee procureur ba noppi moom Seydina Fall Bougazelli ñetti mbir rek ñoo ko ca mën a fekk ba ca njëkk moo di ñu dóor ko mandat dépôt ne ko demal kaso toog xaar fa sab àtte ñaareel ba moo di ñu dóor ko contrôle judiciaire maanaam nangu bépp kayit bu koy tax a génne réew mi ba saa su ko àttekat yi soxlaa woolu ko ñetteel ba moo di ñu seetal ko ne ko defoo tus ci li nu la tuumaal maanaam demal ñibbi toog sa kër L'Observateur mel ni kuy tontu journaliste La Tribune yi dinaan leen loolee lépp nag procureur de la République rek moo ca mën a wax ban la ciy gàll ci ndoddoma Bougazelli Libération yéene kaay ne procureur kay lijjanti na mbiri Bougazelli yi ba noppi journal Rue 15 angle corniche bi di L'Observateur ne jooy yu metti te yàgg sax la Seydina Fall Bougazelli doon jooy démb bi mu doon jàkkaarloog gendarme ya nekk ca section recherche ba nekk ca Colobane source a
Sané moo taxit gendarme ya ca Colobane moom noppi nañoo ko Bougazelli ba tax moom député APR bi tey jii procureur Serigne Bassirou Gueye moo ko nar a jiite jullik aljuma 24 heures yéen kaay ne dëgg la ndax moom Bougazelli la mu wax gendarme ya nekk ca Colobane yeeyu leen benn yoon ba tax boo moytuwul dinañ ko toppee association de malfaiteurs di lëkkaloo ci ak njubadi di defi ñaawteef jaarale ko ci xaalis bu baaxul l'observateur ne li leer te wóor daal moo di Bougazelli moom tey jii lan koy defeere te boo moytuwul kaso la jëm ñu bañ a jëm ñun fenn te desaat ci l'observateur ubbil journal bi yéeni kaay Futurs Médias bi ne diiru fukki weer rek juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaari doomu aadama faatu nañ ci ay l'accident yu am ci kaw tali bi gannaaw gëstu bu yaatu bu ci sama naataango yi def li nu xamal moo di waa Louga ñoo ci ëppale ndax fukki nit ak juróom faatu nañ ci kaw tali bi Thiès topp ca ak fukki nit ak ñett yu faatu ci ay l'accident Ziguinchor ak Kaffrine ñëw tëj ko directeur des transports routiers di Cheikh Oumar Gaye ne diggante juillet jàpp septembre rek lu ëpp ñaari téeméeri doomu aadama faatu nañ ci ay l'accident directeur général bu sami ne dëgg la ci enquête yéene kaay la ko xamle mu ne Sénégal li fi faatu ci l'accident at mu nekk ëpp na juróomi junniy doomu aadama ay junniy étudiants ñooy xaar jamono ji ñu orienté leen ci daara yu kaw yi nekk ci réewum Sénégal ubbil le quotidien yéene kaay bi ne wàllum orientation nouveau bachelier yi jur na coow ak njàqare ci ndongo yi waa SAES di kuréeluk syndicat yi ëmb jàngalekat yu kawe yi ne tolof-tolof yi ci xew yépp nguur gi ñoo ko fi andi ndax nag ñoo xëy rek ne dinañ orienté ndongo yi am bac yépp ci université publique yi te sax waajaluñ ko benn yoon booba fekk na daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru njiitul kuddu bu bees ba di Abdoulaye Sow tàbbi na ci coowam lu njëkk ak étudiants yi ndax nag ndongo ya li ñu wax moo di nanu joxe logement provisoire yi maanaam néeg ya dara jaaru ci yoon te nag li leen gën a metti moo di directeur kuddu bi di Abdoulaye Sow dane pavillon A benn néeg bu nekk ñeenti étudiant rek moo cay nekk loolee nag la étudiants yi ne baye boo mu teg ko ci suuf lu ko mooy dinañ ko tegal alxatiir moom ak ki ñoñam alxatiir daal kenn waru koo tegal président Abdoulaye Wade ndax nag liggéey bu rëy bi mu def ci mim réew Vox Populi ne ak Les Échos ne démb la góor gi demoon seeti Pape Diop foofee fa la fara Wade njàkk daara Wade njàkk xam lee ni mag la te it màggat waaye nag na ñëpp xam ne loolee terewul ni dese na ay ngalaju ki nu tegal alxatiir dëgg mooy waa ji nu doon àtte démb ca tribunal grande instance ba nekk ca Kaolack Kaara Seen la tudd toll ci ñeen fukki at ak ñeent benn liir bu toll ci ñaari at la doon jéem a yakkataan ba gaañ ko tax attekat yi gàll ci ndoddam fukki ati kaso yu muy ànd ak liggéey bu mu soñu ta bañ di ko toppe mbirum kàccoor saay-saay ak yakkataan gune gu xàmmeegul jaajëf Serigne Saliou Seck ci li ci yéenekaay yi kon Serigne Saliou wàllu musique la ñuy tàggatoo tey la aljuma moo tax ñoon di leen woy boo xam si Wally Seck da cay sant yàlla Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Serigne Saliou Seck di jaajëfal mboolem ku ñu doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn canta ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Maysa réalisation di Sabrera léegi kon Kalz mooy ñëw woy ak yéen ci King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.